di sos naan dañ leen di manipuler ñoom ñooñu la waa BBC manipuler ñoom ñooñu ñu toog presque 4 ans ñu leen di laaj waxuñu ab tubaab bu jugee fële ni ngeen koy waxee wax rek ñuy tëb di dal di yuuxu alors que plainte explicite mi ngi ci kaw table procureur bu bëggee lu mu liggéey il a de la matière à travailler parce que rapport IG mi ngi fa OFNAC mi ngi fa des témoins comme Nafi Ngom Keïta mi ngi fa ñoom ñëpp ñi ngi fa na leen laaj donc complexe boobu moo dëñ ba tax na li ñu tax a jug ba gannaaw bi ñu leen ne kenn moomuñu parce que nee nañ fii aar luñ bokk bu ñu demee ba neen la ci enquête bi Abdourahmane Sow mii ndekete dafa taq waa aar luñ bokk duñ ko faral Abdourahmane demal yoon atte la ñun loolu moo ñu tax a jug muy un autre droit consacré par la Constitution du Sénégal et là nous disons même merci au président de la République parce que moo ko fi dugal 2016 boo leen fàttalikoo Constitution dafa ne woon les ressources naturelles appartiennent à l'État mais bañ ko soppee dañu ne les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais ñun suñu souveraineté ñoo ko moom donc droit la boo xamante ni lépp loo xam ne ñi ngi ko ciy def donte artu woon nañ balaa ñuy atte wala di jub tey jii dañ ciy gën a taxaw temm pour mu leer muy la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de ces ressources naturelles qui appartiennent au peuple dañ ciy teg suñu bakkan parce que suñu avenir il y a beaucoup d'opportunités mais li ñuy wax la malédiction dans ces ressources là nit ñi foog ne affaire de ay dóorante la malédiction serait que mu indi ay milliards mën fi tabax ay hôpitaux mën fi tabax ay classes mën fi faj nit ñi mën defaraat dëkk bi juróomi nit jël ko def ko seen poche loolu tamit malédiction la bu leen ko fàtte bu leen fa wax ne rek dóorante la ñu bëgg mu am lu leer ba tax na ñu ne suñu justice Sénégal ñu ngi leen di surveiller nañu interpeller tous les acteurs yi nga xam ne ils peuvent contribuer à la manifestation de la vérité cependant du ñu nangu ñuy def parti pris gis nañ procureur di jéem a xoqatal naan jàkk ji ubbeeku naag di def appel à candidature on vous rappelle monsieur le procureur que vous disposez d'assez d'éléments et de matière pour faire ce travail donc procureur am na li mu mën a liggéey na ko liggéey ñu dañ bëgg justice bu transparente justice bu ànd ak équité justice boo xam ne lépp loo xamante ne mën nañu indil information muy droit mën na préserver suñuy ressources naturelles ñi ngi leen di jàppale wax dëgg yàlla di leen ci ñaax dëgg rek lañu bëgg moo ñu tax a jóg parce que boo leen seetloo aar li ñu bokk joxe na benn texte liminaire te ci texte liminaire boobu dafa déterminer 4 objectifs bu njëkk bi mooy wax dëgg yàlla ñu indi une bonne gouvernance ak transparence ci gestion ressources naturelles bu weesoo leneen liñ bokk te saa yu taxawee dinañ ci ñëw ba ca topp mooy ñu am justice bu tëddee njaaxanaay bu moom boppam boo xam ne liggéey bi nga xam ne war na ko pour lumière am mu def ko ba ca topp mooy déggoon nañ sax le président de la République ci campagne bi effectivement ne renégocier les contrats mën naa ne ñu jàpp ne que nous avons été lésés parce que il n'y a pas de transparence si suñu ay koom-koom ni ñu koy gérer woo nañ fi ITIE génne na désavoué leen ne leen ba ngeen di signer contrat yi feeñu ngeen wax ñu fi loi bu bees fast track pour affaire yi gaaw ñu ne leen fast track ñëw na jour bi Thierno Alassane Sall bañee signé Boun Abdallah dem signé boobu lañu fast track Sénégalais yi di nelaw parce que boobu respecté wuñu principe yi premier ministre ba daw na gaaw le ministre bi doon bañ pour transparence mu def ko donc ñu ne dañ bëgg contrat yi si toutefois dafa léser l'intérêt des Sénégalais nañ ko renégocier ba ca des mooy déggoon nga fii collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers kooku ñi ngi ko teg en 2016 pour vous dire que ni ba ñuy xeex bi yàgg na way politique yeeg société civile ñëpp ñi ngi ci woon ñu ne bu dee dafa am 1 franc un seul sou benn pécule bu rot suñu alal génn réew mi dañ bëgg mu dellu si nañ ko delloo si suñu gafaka parce que amal nañ ñu njëriñ te am na soxla yu mu mën a faj loolu moo déterminer action aar lu ñu bokk boo leen seetloo dans le contenu de nos communications tudd ñu tur xëy na bii exceptionnellement l'affaire Aliou Sall comme qu'on a vu le président de la République approprié ko jox ko rakam ñu ne waa ba tey mais ñun objectivement faraluñu Moodu contre ñu Anta li ñu tax a jug mooy koom-koomu Sénégal li ñu tax a jug mooy alalu Sénégal li ñu tax a jug mooy fonctionnement de nos institutions moo ñu tax a jug ba tax na aar li ñu bokk ak li ko composé mi ngi yëkkatiwaat kaddu parce que ñoom gis nañ ne xoqatal bi ñuy def taxu ñoo ragal tey lañ ñu gën a revigorer tey lañ ñu gën a jox sañ-sañ parce que foowuñu ñoom bu dee dañuy foowuñu te kenn defloowuñu ñun ñoo am suñu sañ-sañ kuy am sañ-sañ nag da ngay am fit dañ koy ñeme ñu nga yëkkatiwaat kaddu ci kàttanu yàlla di woo Sénégalais yëpp fu ñu mënti bàyyeekoo
góor jigéen mag ak ndaw nañ ñu fekki si waat ajjuma bii di ñëw ci kàttanu yàlla ci boulevard général de Gaulle fii allée du centenaire boo leen dépassé tuuti obélisque mel na kuy yegg RTS fi BCEAO nekk rond point boobu fa lañ jox daje boo leen gisee nag ñu toxal suñu manifester du dañoo ragal nous sommes des patriotes jusqu'à l'os Coupe d'Afrique dafay commencer Sénégal dafay football ñu leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm te may leen dem ñuy ñaan waa aar lu ñu bokk yépp ci yeneen fànn yi ñu dem supporter Lions yi ñu dem ci taxawaay boobu fan zone boobu ñu seetaan yi ñoom bu ñu nekkee ci jàmm di def ci way football parce que diversité loolu la réew noonu la ku nekk la ñor ñun nañ ñu bàyyi ca wet ga ci suñu ay sañ-sañ gannaaw bi ma leen limalee ñetti sañ-sañ yi am le droit à l'information le droit effectivement à la propriété de ses ressources et le droit à la manifestation le Macky Sall doon wax jamono yooyu ba muy nekk candidat ne nañu askan wi yëpp fekk si mbedd bi ñu jël suñu ay sañ-sañ moom ci boppam invité nañ ko le président Macky Sall son gouvernement nañ ñu fekk si ñun aar lañu bokk ci mbedd bi ci suñuy sañ-sañ ensemble on défend les droits des Sénégalais bu nit ñi di ñëw bu ñu xeeb njaboot bu ñu xeeb bokk bu ñu xeeb doom bu ñu xeeb kenn nañuy yëkkati drapeau Sénégal indaale ko parce que ñun dañu jàpp ni yàgg di wax que l'essentiel c'est le Sénégal la ñu tax a jug te ñor ñu mooy Sénégal ku jàpp ne dañu manipuler xayrun ku jàpp ne leneen la xayrun li ñu mën a digaale mooy bu dee ñoom dañoo sukkandiku ci doole ak di nappaaje suñu ay sañ-sañ ñun ñi ngi sukkandiku ci loolu ñu doon wax un peuple un but une foi la force de cette foi-là moo ñu animé ba ñu xam ne grâce à l'usure et dans le temps nous serons là nous leur donnons rendez-vous pour ce combat que ni duñ bàyyi ci yar nag ak teggin parce que xam nañ suñu ay sañ-sañ mais xam nañ suñu ay wareef dañoo bëgg ko sàmm alalu réew mi dañoo bëgg ko respecter la chose publique tojuñu lakkuñu taaluñu wante nag ku néew doole da ngay bëri pexe lépp lu ñu mën a def ci kàttanu yàlla ci jàmm dinañ ko def pour suñu ay sañ-sañ ñu tenir ko ñi ngi lancer appel à l'occasion un soutien en même temps à l'endroit de notre camarade patriote mi ngi tudd Lamine Gueye Ndiaye bokk ci mouvement FRAPP caricaturé woon nañ fi actuellement mi ngi en procès waaw caricaturé woon nañ fi ku am tour muy suñu yonent le président de la République daa def presque 4000 kilomètres pour dem France di ànd ak ñiy jooy di soutenir ñu mujj jox ñooñu dëgg ñi caricaturé dem di soutenir France Hebdo le président de la République ak d'autres présidents africains Charlie Hebdo waaw léegi yow nga ni bu ñu caricaturer le prophète de l'islam je vais soutenir ñi ko caricaturer waaw ñu caricaturer Aliou Sall un simple citoyen sénégalais à moins que ça soit en tout cas patrimonialisation bi ñu doon wax nga ne ko caricaturer dañ koy tëj moo tax ñu ne ña fay toogal diine fii moo xam dañoo far ci église bi wala ñu far ci diineel islam wala nekk fu ñu mënti ne di ay leader d'opinion yàlla na leen yàlla di dimbali ñuy mën a ràññee luy dëgg te di ci teg seen kàddu di ko ci yëkkati ñu ne askan nangul leen seen président bu leen ko xarab bu leen ko xeeb wante yàlla nee na ci kaw mu nekk président bu maandu président bu nekk ci dëgg président bu jub président bu am yërmande wante yéen askan wi xeex leen seen président bu dee gis nañ ne président boobu tëddeewul njaaxaanaay président boobu dafay jaay doole président boobu nekkul ci santaane ak charte yi nga xam ne moo ko tënk donc ñu ngi koy jeexal fii ci gàttal doon leen fàttali ni que incha allahu rabbi c'est l'information ajjuma bii di ñëw ci kattanu yàlla dinañ dem à partir de 15 heures aar li ñu bokk woote na di woo askan wi yëpp nañu indi drapeau ñëw ci jàmm ak salaam ci yar ak ci teggin ci jàmm ñu fa manifester suñuy sañ-sañ pour que li ñuy laaj incha allah boulevard centenaire bu soobee yàlla muy la transparence effectivement dans ces dossiers ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk ñu leeral ñu ko te benn par parloo di ci am ci kàttanu yàlla je vous remercie de votre attention